jërë ngeen jëf beneen luwaati bu nar a yëngal réew mi ma nga jëm assemblée nationale ubbi l'observateur lépp ngi tukkee ci décret bu njiitu réew mi Macky Sall defoon keroog fukki fan ak juróom ci weeru juin jëm ci ay coppite yu mu namm ci code pénal bi code de procédure pénale bi ministre de la justice garde des sceaux maître Malick Sall war a dem ca kanamu député tey ji ci àjjuma ji waxtaan ci ak ñoom ya nekk ci projet de loi boobee l'observateur ne nañu bokk na ci yu ci mel ne turbale ordre public bi association malfaiteur yàqalalu jàmbur ak yàqalalu mbooloo yu fi mel ne yi woon ci weeru mars ku ko fi defati atteb terroriste lañu lay atte loolee nag la waa mouvement défense démocratie di MDD ak ñi fare ci opposition bu Sénégal rawatina député ci assemblée nationale ne du ci dal ndax loi boobee ñu bëgg a jàllale bu ñu ko seetaanee ba mu jàll moo di Macky Sall jatag na réew mi tax ñu fas yéene jëkk fippu dem ci buntu assemblée nationale manifester ko ngir député yi bañ koo woote lu mu jar rek nee nañu dinañ ko ca fay le témoigné nañu 25 juin gu nar a fay 23 juin 2011 mbaa mbiri du mujjee foofee ne gouvernement bi li mu bëgg moo di modifier code pénal bi code procédure pénale bi ngir jaare ca yokk matuwaay yi muy xeexee wàllu terrorisme yi àndul ak nguur gi ñu ràññee ci Ousmane Sonko Cheikh Bamba Dièye waaye Y'en a marre ak compagnie témoigné nee nañu bi ñu ko yëgee ci lañ na jàmm jeex na woo nañu ñëpp ngir ñu daje place Soweto buntu assemblée nationale ngir xeex yëf yi ba député yi duñ ko woote journal lay fa bind ne beneen 23 juin mi ngi xeeñ ci réew mi libération nañu àjjumay defante bésub giita ngaas dafa mel ne ci la ñu jëm ne député yi opposition bi nee nañu yëf yi du jàll te danañu taxaw xeex ko waa M2D ak waa Y'en a marre ñoom it ne kenn du leen jiitu ci xeex bi honorable député Aymérou Gningue mi jiite groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar ni ñu ci xët mu njëkku libération député opposition bi dañoo bëgg a foowee xelu askan wi dugal ci seen bopp ay xibaar yu wérul ndax ba ñuy def travaux yi jëm ci projet de loi boobee bokkoon nañu ca travaux yo kan lan moo tax ñu bàyyi ba tey ji ñu soog a génn di wax li ñu ciy wax source waa ne ñu ndaje mi ñu amaloon ci assemblée nationale ngir doon ca waxtaan en commission am ndaje du ko gën a tàng ne am na ci sax ab député bu fare ci nguur gi bu fa tim ñaari député yu opposition bi di leen tifaari saaga ba ñu tooy xepp mujj gi sax dañoo suspendroon audience bi ndax yi jalti ak fitna ju fa amoon projet de loi boobee ak féewaloo gi mu jur ci biir député yi journal Sud Quotidien xëy na di ko dëggal ci xëtamu njëkk bind ne opposition bi ak majorité bi ñoo ngi ci damantey xeef yu rëy député yu ci mel ne Cheikh Bara Dolly Ousmane Sonko Aïda Mbodj Déthié Fall Cheikh Bamba Dièye ak ñi ñu àndal li ñuy tuumal Macky Sall moo di ay pexe lay lal ngir bëgg a yamale droit manifester ak jëfi terroriste député Aymérou Gningue nañu ci yéenekaay bi demeewul noonu te ñoom ñi koy wax ñoo ko tey ñoo fi bàyyi xibaar bu baax bi di jàllale xibaar bu bon bi xibaar bi li ci journal La Tribune gis moo di Macky Sall gàddu na jaasi terrorisme gi loolee rek la namm ci soppi gi mu bëgg a soppi code pénal bi Le Quotidien nañu yëf yi bu doon ab wiis la ñu ne Macky Sall seere na ko ba mu woo kong la si ne kay nañu li état bi bëgg moo di gën a taral daani ñuy gàll ci ndoddal ñi ñuy toppee wàllu terrorisme wàllum association malfaiteur ak it ñiy yàq alalu jàmbur projet de loi boobee ñuy mbambu ci réew mi Soleil national mi ngi ñuy jukki la ca nekk ca page 2 am réew mi Quotidien xamal ñu ne ak lu ci mën di nekk bari na ñoo xam ne la ñu ci gis moo di démocratie bu dellu ginnaaw loolee ñu wax ci beneen loi bu enquête dina kay xëy di waxtaane mu di loi des finances rectificatives yéene kay bi nee nañu am na ñetti mbir yoo xam ne moom la état bi bëgg a def fiite moo waral mu nattal ko lépp ñaari téeméeri milliards benn moo di xeex ñàkkum xëy yi ndaw yi Sénégal yi di dund ba ca des di taxaw wàllu énergie bi ñetteel bi mi ngi jëm ci ñàkk yi ñu war a aaroo ci woppi coronavirus ci Walf Quotidien mel ne ku naan ñu ñoom rekk a ko sañ bëgg a jëlati ñeen fukki milliards di ko dugal ci ay vaccin yoo xam ne kenn bëgg ko ñi bëgg a xam ñaari fecckat yi Wally Seck yu góor yi doon fóonante ca soirée Wally Seck ba di Amady Badiane ak Ameth Thiou fan la ñu toll nañu ko xoole ci l'Observateur la ca xew dëgg-dëgg yéenekaay bi mi ngi ñu koy leeralal ba wax ñu ne procureur bi moo autosaisiru ci yëf yi ba jàpp nañ leen ñoom ñaar mu di Ameth Thiou ak Amady Badiane Les Échos nañu ñoo nga ñu garde à vue Wally Seck moom ba ñu ko auditionné bu nu picca la ñu ko bàyyi mu dellu cekkeen moom Wally Seck Libération xamal nañu ne li mu wax enquêteurs yi moo di gisul bi ñaari fecckatam yu góor yooyee di fóonante ndax booba da ko fekkoon di préparé wu Ameth Thiou ak Amady Badiane yéenekaay bi bind na ne ñoom ñaar ñëpp ku ci nekk ci ñoom sa kër la takk der yi fekk gàddu la yóbbu ñoom ñaar ñëpp ñoo nga ñu tëyee ci garde à vue. NCA assurance santé famille Werwerle Samawono Marseille Créole Kenkeyri AAD Abdou Alima Diop seen gamme Opalia ñoo leen doon may li ci yéenekaay yi. jaajëf Mamadou Mouhamed Ndiaye mbokk yi xibaar yi buur na la ci gën a fas mooy ñu ngi waajal tey wot loi buy soppi code pénal ak code procédure pénale Karim Xurum Xaq ak yeneen juróomi ndaw yu fare ci opposition bi nag béeg ca guddi lañ leen tegoon loxo ndax dañoo bëggoon a manifester ca buntu Assemblée nationale projet boobee nag ñii di waa opposition bi ne du jàll ñu dem boole nag ca MDD ne duñ ci dal Cheikh Tidiane Dièye ñi mu àndal di sax oote ab mobilisation tey ci suba si Abdou Mbow nag ne opposition bi lañ fi nekkee mooy rek di manipuler askan wi njaga ñaaw fanweeri chef de village ak juróom-ñett ñoom ñoo daal di bëgg ñu jeexal liggéey bi ci yoonu Sandiara njaga ñaaw ak tamit xombol ñu tam bëgg yooyu les gox ñu yóbbu fa courant ndax dafa daal di manqué lool mbokk jàngeen jëf mu nekkoon xibaar ci yaatal Seydou Nourouba ci micro bi technique Abdou Thiam Yacine Pi mu nekkoon ci digital bi dinaa fa dikkaat ci kanam incha allah ànd ak yéen ci penc rapport bi di Abdou Karim Gueye ñu gën ko xam
ma ci xurum xaq ak yeneen juróom di ay ndaw yu fare ci opposition nag nañu teg loxo ni ki démb ci assemblée nationale dañ fa bëggoon a manifester nag jëmoon ci projet de loi bu ñu bëgg daal di wote ngir daal di modifier code pénal ak code procédure pénale dem nag foofee ca assemblée bëri woon nit metti woon lool ngir daal di doxante foofee demoon na fekkee ni nu mel Amadou Sabax Ba 11h ci guddi ca place Soweto takk der yi bari fa woon loolu di yokk li nga xam ne mooy kaaraange boobile barab gannaaw ba ñu jàppee ki nga xam ne mooy Abdou Karim Gueye ñu gën koo xam ci xurum xaq ak yeneen ñeenti nit ñoom ñooñee dañoo bëggoon a fanaan ci buntu assemblée nationale bi ngir ñu bañ a amal li nga xam ne mooy examen projet de loi bi amal ay coppite ci code pénal bi ak code procédure pénale bi waaye ñoom ñooñee commissariat central bu Ndakaaru la ñu mujjee fanaan mbedd yi jëm ci assemblée nationale daanaka yëpp la ñu baare foo dem rek takk der teg nañ fa ay barrière li nga xam ne mooy seen auto pick-up yi blindé anti émeute bi teg nañ ko ci bopp koñ bu nekk ca ministère de l'intérieur kaaraange ga dañ koo gën a yokk ca nañuy waxee noonu rek benn waay wàcc ci taxi boole ko ki yuuxoom ci ay simili takk der yi jàpp ko dugal ko seen oto yóbbu ko ca commissariat central bu Ndakaaru muy juróom benneelu ndaw bu ñu jàpp ci buntu assemblée nationale ci guddi gi loolee nag merloo ki nga xam ne mooy njiitu police bi nekkoon ci boobile barab ba mujj sax mu sippi ko askatu xibaar yi nekkoon foofu. Je dis quitte la zone. Mais j'attends mon véhicule. Non, mais ne te fiche pas de nous, hein. Non, ils n'ont pas. Non, je dis ne te fiche pas de nous. Ne te fiche pas de nous, hein. Quitte la zone. Quitte la zone. lii tamit bokk ci liggéeyum police maanaam maintien de l'ordre. Amadou Sabar Ba projet de loi nag boobee du jàll opposition bi nag ne du ci dal ñoom ñëpp nag demoon booloo ca M2D ak ñi di waa société civile nag oote ab mobilisé te jile ndax dal la ñoo jàpp ne loole mbiru jaay doole la kenn ci ñoom di Babacar Diop bu FDS nag ci micro beeg Mohamed Diop. Macky Sall moom mënul ñëw nërmeelal démocratie boobu suñu démocratie tey lay gën a am doole tey lañ ëpp détermination que mois de mars ak li xewoon tey lañ gën a taxaw tey lañ gën a am fit jàmmaarloo ak moom di wax askanu Sénégal ni projet de loi bi ci ñun suñu dund la dal ci suñu dundu démocratie ci suñu dignité projet de loi bi moo gën a garaaw fuuf gën a yées li nga xamante ni moo indi woon 23 juin ndax projet de loi bi suspension simplement de notre constitution la bu ko defee liy des ci loi ci dëkk bi mooy Macky Sall bëgg-bëggam mooy nekk loi bakkanam moo nekk loi ca loolu warul jàll di woo askanu Sénégal di woo képp koo xamante ni bëgg nga dund ci démocratie ñu ngi lay ci woo ñu mobiliser wu ci lépp lu ñu yoon may lépp lu ñu constitution bi may ci fànn yépp ci biir Dakar ak li ko wër ci biir Sénégal ci biir diaspora il faut mu leer nañ Macky Sall moomul Sénégal réew mi askan wi moo ko moom. réaction député bu majorité doon tam vice-président bu assemblée nationale di Abdou Mbow moom dafa jàpp ne daal loolee opposition bi da ko rek def ngir daal di manipuler askan wi ndax jéemuñ sax xam boobule projet lan la wundu ak lan lay wax te nañoo xam ne daal boobule projet de loi li ko tax a jóg mooy fexe ba daal di criminaliser bépp jëf boo xam ne dafa xaw a laal ak mbirum terrorisme Abdou Mbow ci micro beeg Pape Balla Gueye. ñoom loolu rek la ñu mën mooy manipuler l'opinion. Je voudrais profiter ici de l'occasion pour dire que ñoom li ñuy bañ mooy loi bi li ci nekk mooy te ci titre 2 la nekk fi mu commencé mooy numéro 1 les attentats et complots ñoom nee nañ attentat ak complot waruñu ko def ci biir loi te dernier point bi mooy lan mooy infraction les atteintes à la défense nationale point yooyu ñoom la ñuy dem pour manipuler opinion bi naan Macky Sall mi ngi indi projet de loi liberticide ngeen defe ne lii dëgg la gis nga ay nit suñu nekkee fii dañoo war a waxante dëgg parce que il faut que sénégalais yi xam ne moment bi nit ñi di liggéey fii ñoom ñi nga xam ne ñëw ñu woon commission ñëw ñu fii tey te ñi nga xamante ni ñi ngi def conférence de presse bi liiruñu sax la nga xam ne moom nekk ci loi bi ñu war a examiner suba en plénière te ñu examiner ko en commission ba pare ñoom ñoo dem tey di def conférence de presse boobu il faut que sénégalais yi yeewu xam ne ñii manipulation ak wax lu dul dëgg sos ak nekk ci loo xam ne lu jubadi ni suba ak ngoon ci loolu rek la ñu nekk te gis na nit koo xam ne nag jubadi rek
moo tax ngay dox suba ba ngoon jot je pense que sénégalais yi war nañu mën a démasquer xam ne ñii jaruñoo wóolu jaruñoo dénk jaruñoo yónni jaruñoo yabal. Abdou Mbow yëkkati yooyu kaddu nag ci jamono ji nga xam ne ñu nga doon wote foofee ci assemblée nationale loi finance rectificative 2021 ñu daal di ko nag adopté ca majorité bi foofee ci assemblée nationale mu ngi nag toll budget bi mu ngi toll ci ñeenti téeméer ak juróom ko ñeent fukk ak ñeent ci ay milliards ci suñuy koppar ca nag plénière boobee ministre moom nag di Abdou Mbow nag jot nañ ko wala sax ministre des finances jot nañ ko laaj yu bëree bëri ci mel ni lii di ñàkkub kaaraange ndax dañ ca war a tax waaye tamit njëg yi ñu faral di yokk Pape Balla Gueye. Le projet est adopté par l'Assemblée nationale. daanaka diirug fukki waxtu ci la ñu daal di adopté loi de finances rectificative atum 2021 bi nga xam ne ñu ngi ko jàpp ci lu ëpp ñeenti junni milliards ak genn wàll budget goo xamante ne nag dina gën a dooleel lépp lu jëm ci xewum ndaw yi ñu tënk ci fanweeri milliards wàllum wér-gu-yaram bi ñeent fukki milliards wàllum courant beeg yu ni mel suñu sukkandiku ci Abdoulaye Daouda Diallo mi jëwriñ ji yor wàllum finance ak budget. Vous le savez sans doute les xam ngeen ne mbas mi di coronavirus am nay njeexital ci suñu wàllum koom ba tax na li ñu doon séentu ci wàllum croissance boo seetee dafa wàññeeku nekkoon ci juróom ci téeméer boo jël waaye léegi mi ngi ci ñett ci téeméer boo jël beneen mbir mooy li nga xam ne moo soxal budget bi mu tolloon ci juróom ci téeméer boo jël waaye ci bile loi de finance dina dem ba ci 5,4%. wàllum sécurité bi Mame Diarra Fam daal di ko ci laaj moom nag mu daal di indi tontoom. Mais je rappelle que le montant il n'est pas de 2 milliards. xaalis bi du 2 milliards ak 400 millions yu teg waaye 4 milliards ak lu toftal la mu soxal recrutement 3 junni policiers volontaires waaye tamit ay gendarmes. de police pour 3000 auxiliaires de police à recruter et des gendarmes adjoints volontaires. Serigne Cheikh Mbacké njiital groupe parlementaire liberté et démocratie moom nag daanaka yokkute njëgu dund gi moo ko gën a soxal. monsieur le ministre waxal président ne ko saaku meew bi daan jar 18000 mu ngi ci 20000 tey monsieur le ministre waxal président ne ko réew mi sonn nañ tonu ciment bi daan jar 54000 mu ngi ci 70000. jëwriñ ji tontoom nag daanaka tardewul. J'ai l'impression que dama jàpp ne Cheikh Mbacké amul xibaar yu wér te wóor ci bile mbir dinaa ko tontu naam sax nekku fi waaye njëg yi ñu doon jaayee ci atum 2012 moo ëppoon lool ci li nga xam ne moom la ñuy jaayee ci jamono ji. sont supérieurs au prix pratiqué actuellement. loi de finances rectificative atum 2021 bi ñu daal di koy adopté te ñi di majorité bi daal di koy def daanaka l'opposition bi ñu ci bari nag teewewuñu ko woon. Papa Balla Gueye fukki simili 2021 bi ñu daal di koy adopté te ñi. Papa Balla Gueye fukki simili moo tegu ci juróom-ñetti waxtu fii ci RFM. pour man RFM mooy rajo bi gaaw ci xibaar yu wóor. RFM xibaar yu wóor te wóor. ñu ngi toll ci fanweer ak juróom-ñett des chefs de village yu commune bu Ndiaganiao ñoom nag ñu ngay naqarlu tali yu doy waar ca gox boobu nag ñuy oo gouvernement mu dal jeexal liggéey bi jëm ci yoon Sandiara Ndiaganiao ak Xombol ñu tam bëgg yooyu lay gox ñu defal leen fa courant ndax dañ fa sonn lool ci ni nu mel ñu déglu nag leexale Abdourahmane Diallo. yoon bu jëm Ndiaganiao Sandiara Xombol doon na mbir mi nga xam ni ëllëg la ñu dëkkee bërëb yooyu ku ne wax na ci bii pa chef de village yi ñoo daal di woo nguur gi ngir mu bàyyi ci xel Njuma Njaay mooy njiitu chef de village yi. Sandiara Ndiaganiao Xombol bu ñu sañoon ñu góorgóorlu ko ci délai bu gàtt bu ñu sañoon Taseet Ndiaganiao def nañ ko latrik bu ñu sañoon mu góorgóorlu ko bu ñu sañoon Ndiaganiao Fissel mu taxaw ci ndax suñu dara doyul te gëm nañu nag mën na ko te nee naa la fii ci commune Ndiaganiao ñetti dëkk rek wala ñeenti dëkk lañ fi électricité ci fanweeri dëkk ak juróom-ñett. chef de village commune Ndiaganiao yi tamit rafetlu njiitu réew mi dogal bi nga xam ni fas yéene na ko jël ngir jox leen salaire weer bu nekk. ndax chef de village ak lu muy liggéey chef de village ak lu muy daj chef de village nu mu jegee askanam bu demee ba jagleel ko indemnité chaque weer 50 000 loolu lu rëy la ci ñun lu rafet la ci ñun mais xam nañu it comprendre na bu baax liggéeyu chef de village comprendre na bu baax war naa mën a jàppale chef de village yi ñu ko ci ñaanal yàlla yokk ko ci doole
fanweer ak juróom-ñetti chef de village yu nekkee commune Ndiaganiao daal di jël ñoom it position ci lu jëm ci élection gox-goxaan yi ñu jëm ci la ñu daal di yëgle ni sax ñoom seeni candidat Tinine Sène lay wuyoo di directrice générale agence nationale bu aquaculture RFM Mbour Abdourahmane Diallo. faw ñu gën a bàyyi xel bu baax a baax saytu jiw ji nga xam ne dañ koy jox ñii di baykat yi ndax daal bëri na ci jiw jooje yoo xam ne daanaka baaxul kayite ba doy na waar tey na xel muy nag loo xam ne dañoo gis daal commission buy joxe jiw ji foofee ca Diya nag ca Kaolack dafa daal di daal doon loo xam ne faw ñii di béykat yi bàyyi ci xel comité suivi ak campagne bi nag nekk ca tournée foofee ca Kaolack dina xiibaane daal président bam maanaam ki leen jiite ne ñii di béykat yi jiw ju baax dañ ko daal di jaay ñii di chinois yi Ibrahima Diamé. ci biir magasin de distribution bu commune de Diya daanaka ñeenti téeméeri kilogramme ak genn wàll kese moo des ci ñetti téeméeri tonnes yi nga xamante ne moom lañ fi réceptionné waaye nag li ñu xamal moo di ne lu mat ñaar fukki tonnes jiw yu nga xamante ne dara baaxu ci gis nañ ko fii Pierre Diène moom mooy président commission de distribution bu Diya. 309 tonnes lañ waroon a jot nañ presque 308 virgule jaay nañ ko lépp amoon nañ benn problème 20 tonnes ñu rotine ko mu indiwaat gerte bu baax dafa oyo woon ba pare saxe gerte bu sew la woon. Aliou Dia di porte-parole mbootaay boobule di saytu campagne bi nu muy doxee ànd ak délégation dégg na li ñu wax bu baax a baax muy sukkandikoo ci moom nag loolu le dara waralu ko lu dul béykat yi nga xamante ne dañuy dem jaay seen gerte yu baax yi ci chinois yi. may ñaan mbokk béykat yi kenn ku ne la sa bopp gënal ku dul yow sama bopp ma la gënal du bañ naa la chinois day baax na ci commercialisation waxuñ ne buñ ci bokk waaye nag chinois ñëw nga tànn la gën ka sa gerte def ko kem bu jox chinois mu yóbbu Chine nga jël sa mbogo ak say laxeteeg fee boo demee ba joxe jiwu jot doo gis chinois doo gisate sa kemb looge nag lan la mën a jox li fi sës rek la lay jox mooy laxe yi nga indi woon rek ak buuse ba bu boobaa nag nga daal di yëkkati nag fëgg sa gémmin li ñuy joxe baaxut li ñuy joxe dañ koy dore fekk yaa ko fa indi woon. at bu jot kon waa comité national du suivi de la campagne di ñëw ci àll bi pour nemmeeku si distribution semence yi nan lay doxee ren jële nag ñu tombeek grève ñi nga xamante ne ñoom la ñuy duppee technicien de l' agriculture waaye nag ki nga xam ne moom moo fi teewaloon jëwriñ ci yore mbéy mi kenn mënul fexe ba mu addu ci grève boobule. Ibrahima Diamé Kaolack rajo Futurs Médias. ca Diourbel moom nañ fay yóbbee li di jiw bi dafa dal di dal xel naam waaye nag dal dañu jàpp ne li fa yegg ci jiw dafa dal di néew ndax téeméer boo jël fanweer ak ñett la Babacar Diouf. wax nañ leen li ñu war a am ba yenn yi sax tàmbali na ñëw ba ñu commencé ko jox ñi nga xamante ni moo di béykat yi Pierre Diouf moo di directeur régional bu développement rural ci Ndiarème. 33% ci sunu quota commencé nañ ko jaay 33% mooy téeméer boo jël fanweer yi ak ñetti jot nañ ko jaay 1400 et quelques poussières tonnes la. wante mel na ni li ñu jot du mat te ñi nga xamante ni ñooy askan bi béy fii ci diwaanu Ndiarème mu mel ni tamit ñi nga xam ne noonu la ñuy xaymaa li ñu war a indi du bàyyi xel ni nga xam ne moom la askan wi di yokkoo ci diwaan yi Mamadou Diouf moo di représentant sous-préfet bu Ndoulo ci commission de distribution des semences ci Ngoye. centaine de demandes matériel agricole nga fay fekk ak engrais ak semence yoo xam ne mënuñ ko satisfaire daal kon bu yokk woon ci côté boobu aussi dina doon lu. mu di njàmbat boo xam ne ni dinañ ko yóbbu fa mu war a dem la Alioune Dia wax moom mi bokk ci force paysanne. nee nañ nag doyul. lu doy moom defe naa ne suñ boroom rek moo ko yor waaye nag jox la ba sa xel dal moo la nguur di def nguur gi da leen di gunge su la gungee nag yow nga war a am loo feggandikul sa bopp fële ba dolli ko ci li ñu la dimbalee su boobaa nga war a mën a am loo xam ne da nga ko nawetoo ci àll bi danañu jottali rek li nga xam ne mooy bëgg-bëggu Ngoy. délégation ministère de l' agriculture doon def tournée di xool jiw bi nga xamante ni yóbbu nañ ko ci àll bi fu ñu ci toll ci département bu Diourbel. Diourbel RFM Babacar Diouf. du yàgg mbëbës nekk dootul nekkat daal foo xam nañ fay tuur mbalit comme ni mu neexee askan wi site ba nag dinañ ko defaraat daal di ko yeesal jëm ci projet promotion gestion intégrée ak tamit nu ñu war a gérer lii di mbalit mi dina projet boo xam ne daal dina dimbali ñu daal di defar foofu li toll ci téeméer ak juróom fukk cay jumtuwaay waaye tamit nañu traité lii di mbalit mi foofee nag demoon na nag foofee fekkee yëf yi kii di njiitu réew mi di président Macky Sall ndongo ka
njiitu réew mi ni dëkk bu set wicc la daal di bëgg te nit ñi nag bàyyi bayaal bu nu jot def ko aw sën dafa sotti mbalit Macky Sall jàpp ni projet de promotion de la gestion intégrée et de l'économie des déchets solides bu nu ko doxalee nag warees na see mën a indi ay saafara. Promojet nag bokk na ci fexe ba mbalit meek salte mi kenn dootu ko seen nag ci dëkk bi foo tourné mooy tax nag askan wi daal di gën a wér activité économique yi tamit di gën di dox sunu dëkk daal di gën a am xar kanam gu daal di taaru loolu. Promojet nag ñu daal di koy financé ci lu jàll tuuti 200 milliards ci sunuy koppar mu daal dee ñeel nag juróom-ñaari région yu nekkee ci Sénégal mu doon projet boo xamante ni la ko tax a jóg moo di fexe ba askan wi mbalit doonul nekk nag lu leen di xatal seen biir kër. bu lépp àggee nag day nekk 150 infrastructure yuy traité nag wàllu ko mbalit mi ñu sanc ko nag ci 138 communes ngir fexe nag ba cadre de vie wu 6 millions ci ay doomi aadama daal day gën a ñoŋ te dina ànd ak tamit 3000 ci ay emploi mu doon projet boo xamante ni day soxal nag Thiès Ndar Géej Matam Ziguinchor Sédhiou ak tamit Kolda. bu dee ci Malika nag Promojet war a tax Mbëbës daal day soppi xar kanam doon usine boo xamante ni dafay soppi nag mbalit mi te daal di méngoo ak jamono. programme la boo xam ni dana leen fajal jafe-jafe yi fi nekkoon depuis juróom fukki at ak ñett muy mbalit mi nekkoon ci Mbëbës di saxaar guddeeg bëccëg système bu bees boo xam ni mbalit mi daañu ko defar togg ko trier ko ba nga xam ne bërëb bii balaa ñu fi pare dana nekk bërëb bu neex dund. ci geneen ko wàll Macky Sall di dalal xelu buujumaan yi naan leen bile projet dees na leen ci bàyyi xel. damay dalal seen xel danañ leen dugal ci projet bi defal leen reconversion wutal leen liggéey. Promojet nag bu nu koy doxal day doon ñaareelu pàcc bu programme national de gestion des déchets bi nu tënkoon nag ci atum 2014 Ndonga Ka Malika rajo Futur Média. tàggat yaa xam dañ ci ànd ak Abdou Diouf Junior. jërë ngeen jëf ci déglu bi dal leen jàmm ci seen xibaaru tàggat yaram basketball la ñu koy tàmbalee ak équipe nationale bu Sénégal ba nga xam ne ma nga jamono ji ca Allemagne ñoom nag dafa am ñeent ñoo xam ne dañ cee positif ci wàllu coronavirus démb bi ñu jëlee seeni oto ba war a dem basket ji ak Allemagne basket di match xarito ci lañ leen yëgal ne dafa am ñeent ci ñoom ci délégation bi ñoo xam ne amee nañu coronavirus loolee nag dina am jeexital yoo xam ne dina ko def ci seen bokk ci tournoi bu Belgrade boo xam ne dañ ci doon waajal qualifié ci wàllu Jeux olympiques dañ ciy déglu ki leen di entraîner di Boniface Ndong. donc situation bu ñu nekk mooy que ñeenti nit ci délégation bi donc ñoom ñoo testé positif ci coronavirus donc ñu ngi woon ci bis bi sax di waaj a dem ci match bi donc bi ma docteur Allemagne bi oowee donc voilà wax ma ne donc situation boobu lañ nekk donc fi mu nekk nii donc ñu ngi toog ñun ñëpp suñu chambre yi donc toog di xaar parce que suba en fait autorité sanitaire u Allemagne yi donc dinañu contacter donc pour wax ñu en fait lan la ñuy def ci futur bi ak ñaata temps la ñuy toog donc pour tournoi Belgrade bi xamaguñu lan la ñuy def donc parce que biñ ñuy testé positif donc fekk na autorité sanitaire en fait u Allemagne yi donc wàccoon nañu donc 5 heures ci ngoon passé woon na donc fi mu nekk nii donc ñu ngi toog suñu néeg di xaar suba donc xam naa suba dinañ ñu wax ban protocole la ñuy topp aussi que si équipe bi dina mën a dem Belgrade ou pas. kaddu yi Boniface Ndong Soda Thiam moom moo ko taataan ci wàllu football ak stade Aline Sitoé Diatta mi nga xam ni toiture ba dafa teggeeku woon njiitu Casa Sport di Seydou Sané jël nay koppar lu toll ci fukki million ngir ñu defaraat ko liggéey ga door na démb ñu déglu ko ci ay leeral ci micro Lamine Ba. stade Aline Sitoé stade bu mag la ñu toog depuis lu ëpp at ngelaw ji jël toit bi yëpp yàlla def na daaw amuloo nawetaan Covid bi moo tax sentiruñu ko parce que boo amoon nawetaan ci conditions yi dina métti trop ci xale yi mën na am sax xale yi def ay dox ñaxtu yooyu parce que amuñu lu ñu def alors ñu xalaat tamit ñun ñu yore Casa Sport ñu joué at mi yëpp mu jeex ci naaj rek lañ doon toog léeg-léeg sax ñu ñëw si cabine journaliste yi di daw naaj loolu nag métti woon na ñu ne daal il faut ñu trouver solution pour loolu léegi ma xalaat mu am ñu ma jàppale maa ngi leen di gërëm ñoom dañuy nangu sama tudd la mais alors liggéey bi yëpp daanaka fukki million la fukki million si ñetti semaine lañ koy def 21 jours bu ko defee nag dañ ñëwaat fii ñu xool tey ni mu mel ak suba nan la war a mel moo tax même tool yi nekk foofu yu yàgg yi dañ koy defaraat bu baax parce que yii bu ñu ko bàyyee noonu day def donc moo tax liggéey bi war a yàgg pendant 3 semaines
semaine dañ def liggéey boobu donc loolu moo tax tey ñëpp ñëw fii ñu def lancement officiel di gërëm directeur bu baax a baax parce que wax naa ko ci nasaraan tey suñu difficulté mooy amuñu comité de gestion am na li nga xam ne tamit duñu toll chaque fois di ne état bi na def nii état bi na def nii même poste bu feesee sax nga ne état bi na ñëw tool bu génn nga ne état bi ñëw wala entretien pour mu nettoyer ko nga ne état bi ñëw non sat bi responsabilité comité de gestion mu nga xam ne président conseil départemental moo ko gère moom moo war a saytu di xool lan la ñu war a def ak lan la ñu war a def ci stade bi. ci wàllu football ba léegi ak 16e de finale bu coupe du Sénégal xam nañu ña gagné démb AS Pikine dafa dóor Osloze 1-0 Jàmbaar noonu la def seen diggante ak AS Kaffrine 1-0 Demba Diop dem fële ca Ndar daal di fay daan waa Diamaguène bu Saint-Louis 2-0 ñeneen ñi nga xam ne tey jii dinañu daan ñoo di waa groupe Futur Média ci seen final bi nga xam ne ñu ngi ko war a jouer final tournoi la ñoom équipe bu mag bi daañu dajeek équipe bu ndaw bii di D-Média mu ñeel kon tournoi bi nga xam ne taskatu xibaar yu yëngu ci wàllu xeexum sinébar ñoom ñoo ko amaloon ñoom nag nee nañu luñ ci namm rek moo di fexe ba xeex sinébar ak ni ñu koy jëfandikoo ci réew mi jongante bi ñu ngi koy xaar tey jii ci ngoon su 17h jotee ca stade Alassane Djigo bu Pikine ku bëgg a gis ndamu GFM nang fa dem ca wàllu bitim réew ak Euro 2020 bi ñi nga xam ne ñoom ñoo di waa France am nañu nag ay jafe-jafe ci seeni latéraux yii di Lucas Digne ak Hernandez ñoom ñëpp dañoo amee gaañu-gaañu su fekkee nag Lucas Digne moom biir na ne du bokk ci seen jongante seen diggante ak waa Suisse Hernandez moom desandi na leer ba léegi ci wàllu beach soccer ak Sénégal mi nga xam ni mi ngi war a football ëllëg tournoi international bu Dubaï final ba seen diggante ak Émirats Arabes Unis lay doon donte sax démb gaynde yi dañoo ñàkk seen jongante seen diggante ak waa Oman 5-6 loolee nag di ab jongante boo xam ne bu diisoon la woon ci Sénégal daal di metti lool waaye nee nañu daal li gën a tax daal ñoom ñu laxasaayu moo di fexe ba jël boobule tournoi suñu sukkandikoo ci Ngalla Sylla mi leen di tàggat ci wàllu canoë ak kayak la ñu koy jeexale ak fédération bi nga xam ne démb jébbal nañ ko ab ndimbal bu jëm ci wàllu matériel lu ci mel ni gaal yu ndaw yooyee nga xam ne moom la ñuy defee seen canoë kayak boobule ak raam yeeg lu mel ni ay tenue yi ñuy sol suñuy dem ca géej ga loolee nag ab ndimbal la boo xam ne mu ngi bàyyi ko ci seen kayak mi ne dafa bëgg a gën a jàppale ñii di athlètes yu Sénégal yi ngir ñu am beneen médaille ci wàllu olympique ñu déglu ci compte rendu bu Ndeye Mati Dieng. seen kayak ñëw ngir dugal loxoom ci xeetu sport bi nga xamante ne daanaka ñi ko xam fii ci Sénégal bariwul Abdoul Sanoko moom mooy njiit li. Il y a un autre côté du kayak qui n'est pas connu. canoë kayak discipline la boo xam ne yaatu na lool fële ca Europe waaye fii ci Sénégal jamono ji yaatoogul lool moo tax ma ñëw fii ngir jàppal leen ngir ngeen xam sport bi lan moo ci njëriñ li ak naka la neexee amee ko solo noonu sama collaboration fédération sénégalaise bu canoë kayak njëriñ kese moom moo ci nar a am ndax kat andi naa leen matériel bu baree bare. Nous venons avec le matériel. bu ñu sukkandikoo ci njiital fédération sénégalaise bu canoë kayak fii ci Sénégal di Ali Fall ndimbal gile dina yombal seen i bëgg-bëgg. Depuis 12 ans le Sénégal toujours day dem Jeux olympiques te dañu am qualification olympique Jean-Pierre Bourris cette année ci encore mooy demaat ñu ngi ñaan yomb waaye objectif la mooy ñu décrocher en tout cas une médaille fanweeri at ak nangam suñu médaille olympique bi nga xam ne moom Amadou Diaba andi Sénégal amagul deuxième médaille. porox ndoll ci kiy tàggat équipe canoë kayak bu Sénégal bi ci wàllum góor ñi ngir mu sàkku ci ministre bi ñu dénk wàllum tàggat yaram ak naataangoom bi ñu dénk wàllum tourisme ngir mu jàppale leen ñu former ndaw ñi. war nañu fexe jàppale ndaw yi ñu gën a am formation ndax jàpp naa ne bu ñu jàppale ndaw yi ñu am formation ñoom ñooy téye sport bi ëllëg. Sénégal kon nekk ci jéego ngir suqali canoë kayak ginnaaw premier centre de formation et d'entraînement ba ñu tabax ca Ndar fédération bi xamle na ni ñu ngi ci tànki tabax ñaareelu centre ca Ngor. Ndeye Mati Dieng jërëjëf ñu leen di sant it mbokk yi ci déglu bi fi la ñuy yem ak yéen ci seen xibaaru tàggat yaram ñu yendoog jàmm. jaajëf Abdou Diouf Junior xibaar ñeel caada yi dañ ci ànd ak Anna Rocha. maa ngi leen di nuyu mbokk yi ñaareelu édition Teranga Movies Awards door nañ ko niki démb fii ci Ndakaaru mu di rendez-vous bu mag bu ñu jégleel cinéma bi niki ren nag am na ay raayo yu bëri yoo xamante ne fas nañu ko yéene jox acteurs yi Côte d'Ivoire moom la ñu tàmmu ngir mu nekk pays invité d'honneur bi ñaareelu édition wu Teranga Movies Awards bi nag daañu ko wëyal ba ñetti fan ci weeru juillet gi
ñu dëgmal mu kalsum li mu nekk benn ndaje boo xamante ni day sargal ñi nga xamante ni ñooy yëngu ci wàllum cinéma te ràññeeku ci association cinéma 221 nag jaarale ko ci Teranga Movie Award mu amal lu ni mel. Fatou Jupiter Touré nekk actrice productrice. rek Teranga Movie Award mi ngi nekk cérémonie boo xamante ne li ko tax a jóg mooy sargal ñi nga xamante ne ñooy def cinéma fii ci Sénégal waaye itam ci Afrique ak ci diaspora bi ci li ñu ci gën a amal solo mooy à travers événement bi image bu Sénégal nekk vraiment image bu rayonnante soxla nañ ko defe naa après année corona bi nga xamante ne ñun ñëpp a ko bokkandoo bëgg nañ itam fexe ba dajale njabootu cinéma bi. ci ñaareel édition Teranga Movie Award ay raaya nag danañ ko jox ñi nga xamante ni ñooy artistes yu gën a ràññeeku mu nekk ay distinction yu bari ca catégorie bu nekk Pape Abdoulaye Seck nekk auteur réalisateur. par exemple prix acteurs yi dina am acteur bu góor bi gën a ràññeeku ci at bi acteur bu jigéen bi gën a ràññeeku ci at bi ak prix révélation si catégorie série boobu noonu. loolu Côte d'Ivoire ni dëkk bi ñu invité ren ci suñu événement bi dinañ leen jox ñetti prix donc ñetti film yu ñu fa sélectionné nga xam ne dañ leen di jox ay prix à titre honorifique mais dina am aussi juróom benn nit ñi nga xam ne que nii dañ doon yëngu ci cinéma bi ñu ngi si ba léegi sax. Teranga Movie Award nag dana dajale ay acteurs yoo xamante ni dañoo bëgg a jëmale lii di cinéma ak wàllum production kanam waaye itamit fexe ba gën a boole acteurs yi yëngu ci wàllum cinéma ak ñi nga xamante ni ñoo ñi leen di seetaan. taskatu xibaar bi di Amadou Moustapha Dieng nekk itam poète door na ab tournée ngir gën a fësal téereem bu mujj bi ci bët saalumu réew mi la ko daal di door mu di zone boo xamante ne moo ko inspiré boobule téere mu fas yéene noonu dugal loxo ma ngir jàmm sax dàkk ca Casamance. lu njëkk la bindkat di ko def bind livre am jël ko ànd ak ay nit di wër Sénégal ngir mun koo wesaare waaye ngir mën a surtout waxtaan ak askan yi nga xam ne daf leen fekki fa ñu dëkk lu tax ñu def ko nag dañoo jàpp ne lu jël def ay cérémonie dédicace comme ni ñu ko xamee ñun dañoo bëggoon innover moo tax ma ànd ak sama éditeur ñu ñëw fi tey war a dem Marsassoum war a jàll ba Bignona daal di koy jeexalee Ziguinchor incha allah taala livre bi nag yuuxu la yuuxu ngir nit ñi dégg lu mu war a daw sa yaram moo ngi xam ne aw